Oui, salam alaikum Sénégal, salam alaikum Dakar, bien sûr, salam alaikum Africa, mais salam alaikum monde entier. Oui, comme on a l'habitude de le dire, hein, l'art de diser, consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre, bien sûr, hein, comme il fallait de faire que ça sonne, voilà. Donc, sur la 5 TV, c'est la télé au quotidien des Sénégalais, 5 TV qui parle de 5 TV par la télévision digitale du pays, voilà, digitale numérique du pays, voilà. Donc, c'est pas pour rien, on a choisi 5 TV pour nous, moom ngeen di xaar bis bu yàlla sàkk moom ngeen di xaar saa su ne muy lan muy li xew tey comme cette expression les nigans li xew tey pour lan dinañ xool li nga xamante ne moo gën a fës moo gën a nekk actualité mais li nga xamante ne xëy na des na koy dund ñu remarqué ko fi nga xamante ne mooy ci biir réew maa bitim réew mu gën a fës rek yoo xamante ne saa su ne day am loolee la ñuy toog di ko waxtaanee saa su ne mais nag comme ni ma koy faral di waxee ak defee saa su ne mosuñu see wéet dañ ciy ànd ak ki nga xamante ne mooy kilifa gi macha allah l'analyse voilà le grand monsieur Seydina Sey plus connu sous le nom de Zézé Saway. waaw maaleykum salaam coach Taflo maa ngi nuyu ñëpp di ziar di kontaan nag ci retour si plateau li xew tey émission boo xam ne émission bu gars yi suivre la ko am solo. waaw tey moom damaa delluwaat sama mbokk yi. waaw xaw a kii rek xaw a. def africain yoo quoi xaw a fàttali ko def africain. yii dafa rafet quoi yii la ñu war a sol Afrique. fi nga fële am na taar. bàyyi ko sumee karabaat yi macha allah. Grave, je ne réponds pas à la provocation. xam naa ne man ngeen doon mais moo tax fi pas gis nga ma ni tey dama xaw a wane doole bi quoi jaay doole bi tuuti def concept de tàngaay voilà et merci. Comme je l'avais tout à l'heure dit rek à l'entame de mes propos que ne tey dinañ waxtaanee ci biir li nga xamante ne mooy émission li xew tey actualité li xew tey loo xamante ne tey depuis jamonoy membre jusqu'à maintenant xëy na ñu ngi koy dund mais tey lañ ko gën a remarqué c'est quoi mooy que ne tey réew mi yàqu na tas na pourquoi mooy tout le monde se pose la question ba xam am na mooy bëgg te yàlla rek tax voilà donc tey li ñuy waxtaanee mooy de l'amour mais le sincère amour est-ce que ça existe est-ce que nit ñi ñoo ngi bëgg te yàlla rek tax que ça soit muy góor que ça soit muy jigéen ñi parce que tey xëy na remarque bi ñu bëri dañ koy jël index ko mooy ñi nga xamante ne mooy jigéen ñi que ne dañoo bëgg tudde yàlla rek tax mais par contre y en a aussi des hommes yoo xamante ne xëy na est-ce que ñoom ñu ngi bëgg te yàlla rek tax loolu yëpp tey mooy li nga xamante ne mooy wund suñ jotaay tey ñu gën see war a mën a waxtaan gën see mën a yaatal incha allah naka noonee Seydina comme je l'ai dit tout à l'heure tey dañoo indi thème boo xamante ne xëy na tey société africaine dañ koy dund mais plus particulièrement ici au Sénégal bi ñu nekk mooy que ne ñu bëri def nañu remarque au constat mooy que ne est-ce que nit ñi ñoo ngi bëgg te yàlla tax. waaw coach est-ce que nit ñi ñu ngi bëgg te yàlla tax. dafa nekk question boo xam ne dafa xaw a. complexe quoi dafa xaw a complexe. parce que man bëgg te yàlla tax sax expression boobu en premier moo xaw a njëkk a jaaxal parce que dama naan est-ce que tamit nit ñi bëgg te yàlla tax. mais tamit nekkul affaire boo xam ne dafa naturel rek c'est-à-dire yow teyoo ko dara c'est-à-dire bëgg dëgg dafay naturel. doo ko tey dara. mais tamit il faut savoir que maintenant on est dans un monde boo xam ne dafa laaj yenn yoo xam ne da koy soxla tamit day soxla yu bëri ñoo nekk monde boo xam ne yenn yi boo ko amul doo mën a accéder si yenn pouvoir yi si yenn opportunité yi daf na itam monde boo xam ne il faut que nit c'est-à-dire ngay àndal koo xam ne na nga tolloog moom c'est-à-dire peut-être que da nga tolloo moom doole wala da nga tolloo moom da nga bokk bëgg-bëgg wala ngeen tolloo ci xam-xam pas bu ma nee nag doole du doole financièrement bu ma nee doole du doole peut-être que beneen saa bu ma nee doole saa da ngeen bokk ay bëgg-bëgg da ngeen bokk loo xam ne yéen a bokk même vision foofu la nag mais nag léegi dañoo nekk monde boo xam ne dafa am pression am concurrence ça deux choses yoo xam ne dafa nekk deux choses yoo xam ne dafay contre à ce que nit dina def loo xam ne sax def na ko mais bugg ko parfois nga gis damay jox juste un exemple xaw a génn tuuti si sujet bi parfois nga gis entre les entreprises ñu ne le milieu professionnel est un milieu de caïman gars yi dañuy lekkante nga gis entreprise boo xam ne yow da nga fay nit koo xam ne day def loo xam ne maanaam di ko jéem a def benn moom entreprise am pour suuf pour daaneel ko alors que moom naturellement melul noonu day nekk koo xam ne ku royal la ku jullite mais c'est le milieu qui le demande c'est-à-dire noonu la bëgg dañ léegi dem ba ma mel ni coach Taflo te dañoo nekk àdduna tam boo xam ne nga te da ngay bëgg a technique ñu jël commencé foofu nga te da ngay bëgg a technique peut-être que ay peut-être étudiant la wala peut-être que amagul wala peut-être que commencé gul liggéey surtout chez les femmes nag sa famille teg la pression c'est-à-dire da ngaa war a sëy waa ji mënul la da ngaa war a sëy da ngaa war a def lii da ngaa war a def lii
yàlla boo am nag à côté sa benn copine boo xam ne am na benn waay yoo xam ne mu ngi koy def ak loolu ak loolu. waaw mu koy def influence. te dañoo nekk monde boo xam ne léegi dafa concurrence dafa bëri influence dafa bëri maanaam lu may wax yenn saa yenn femmes yi nit ko xam ne day dem sëyi 3 wala 4 jours après gis ko mu nekk si biir oto moo jëkkëram di si nag. mais sa copine day gis loolu moom elle a envie elle aussi de vivre ça. tey nga mu romb la ak yére bu te même copine boobu romb la ak yére rafet romb la c'est-à-dire changer carrément. rek nga xeeb ko ci taflo bi nga doon dund. waaw rek nga xool benn ko su ne kii daal lu dara maanaam yooyu daal moom moo nekk pression bi léegi. voilà effectivement moo ngi noonu et que remarque bi nga def constat bi nga def defe naa moom la Sénégal yu bëri def mooy que ne de nos jours tey xëy na néew na looy gis nit ñuy bëgg te yàlla rek tax mais man parfois damay faral di wax ne est-ce que du yarin bi la ñu war a mën a taxawaay mettre ko en question pourquoi parce que tey nit bi nga yar ci sutura nit bi nga yar ci ngor nit bi nga yar ci fulla ak fayda ak jom ju mat sëkk et que tey nit bi am ngor mooy nit bi nga xamante ne xëy na amaana bi nga amagul dara la ngeen bëggante ànd yéen ñaar mu neex trop xëy na nag boobee lan lay indi mooy lu mu am gàkk lu mu am métti bés bu sottee rek sotti leen yee ñaar et que comme j'ai souvent l'habitude de le dire nit loo xaarul mënoo ko fa fekk tey nag lii solo bi mooy xëy na jigéen yu bëri wax nga ko sànq Seydina si sa biir wax mooy ñaar daf leen a xaw sonal benn bi influence la mais benn bi concurrence la et que je m'arrête là pour dire que par rapport ak influence mooy xëy na am na ñenn ñoo xamante ne dañoo am benn xarit bu yàlla wërsëgalee benn nit bu mel ni Seydina boo xamante ne xëy na am na mën na yor na mënees na laa defal loo xamante ne ku la gis naw la ku la gis sopp la ku la gis fonk la waaye loolu it lan lay teg est-ce que yow am nga ko ni men allahu alam yàlla moo xam ba xam luy ñëw ji si kanam la yàlla moo xam ba xam doo ko am lépp rek suñu borom la mais loolee lan lay teg mooy baax na képp ku munti doon rek nga muñ nga téye parce que tey buñ dee seet Michelle Obama rek dafa day exemple bi Barack Obama tekkiwul dara bi nga xamante ne tey Obama bu daan dem sax pour mu dem li nga xamante ne jàng ñi mooy nañ ko daan coacher passe te Michelle sa daan bokk si ñi nga xamante ne daf ko daan dimbali xettali la tey dem na ba Barack Obama nekk président bi nga xamante ne mooy États-Unis ñëw ànd ak moom nekk ak moom qu'est-ce que cela veut dire mooy lu waaye xaarul rek doo ko mën a am et que beneen bi mooy tu as parlé de ce qu'on appelle concurrence effectivement tey nag looloo xew mooy que ne ban far moo lay jëndal serveur ban far mooy ki nga xamante ne moo lay yóbbaale sax si oto nga sëna ban far ngay mën a jàpp ne kii c'est-à-dire toog na quoi comme booy di nga koy waxee sax est-ce que kii waaw toogaale na voilà donc booy am na ñuy wax ne sax duñ génn lu dul ku ñu amul si yow yaakaar que ne tey mu ne sax dañuy ñoom ñoo koy wax sax ñoom ñoo naan dépassé nañu ay toog relation di wax naa xaar ba mu fekk ma fi quoi dañuy xool foo xamante ne léeg-léeg buñ fa ñëwee dinañ fa fekk dara et que loolu moo am Seydina donc naka noonu que dama ñëw rek si benn point bu bëgg ñu gën a xóot mooy que ne wax nga ko influence yi day am mooy am na ñenn ñoo xamante ne tey xëy na gis nañ xarit bi ñu daan àndal moom moo jékki-jékki génn na ak kenn soit kooku takk na ko kooku am na bien léegi xeb na benn coach su taflo bu mu nekkaloon boo xamante ni yóbbu ko ci oto àndut ak moom fenn par lan ay snap yu may gis ay lenn ba mu jaroo ko mais tey njeexintalu yooyu noonu Seydina c'est-à-dire yu si bëri ay conséquences yu néfastes la am parce que léegi nekkatul de vrai amour mooy que ni le thème bi day na xëcc ko mooy que ne nekkatul de vrai amour mais ñu bëri ñoo ngi ànd xëy na ànd yi est-ce que mbëggee la kalal est-ce que c'est pas parce que dañoo matérialiste moo tax. waaw coach man damay gis bu may tàmbalee ci pour répondre la foofu damay gis ne la ñun Olof Ndiaye moo ñu jàngal loolu de Olof Ndiaye pour man Olof Ndiaye moo je vais pas dire que erreur moom mais moo njëkk a wax loolu. non Olof Ndiaye yàgg na tooñ saa waaye. Olof Ndiaye mu wax nee na moo ne gën bu la sutul la may kër. waaw moom de moo ko wax. léegi nag loolu nag dafa dem ba doon benn excuse boo xam ne. pour beaucoup de personnes. que ça pour les femmes que pour les hommes léegi parce que il faut savoir que les góor yi tamit léegi dañuy xool jigéen boo xam ne da nga nekk ci. da nga nekk situation waaw da ngaa baaxlee da ngaa baaxlee. waaw maanaam àdduna bi moom léegi bu ñu demee ba góor léegi moom mooy xool situation jigéen naan ko li may dégg souvent. cas social ko wax naan da ngay xamante góor sax tey maanaam looy liggéey looy def sa àdduna. waaw maanaam da au lieu que yow. ah non mais au contraire. dooguma la bul fàtte ne am na ñuy wax ne du ma takk cas social. waaw am na au lieu que yow góor bi yow au contraire yow nga xool si lu mu nekk mu nekk si loo xam ne nekkul lu baax wala nekkul loo xam ne dina ko jëmale kanam nga jëm ko sukkali mais yow yaa koy ñëw tey di ko laaj si loo nekk si yow lan ngay def di xool ndax baax na wala baax pour ma dugg c'est-à-dire moom mooy yow wóolu woo si bopp yow en tant que góor te bu dee jigéen tamit day nekk koo xam ne peut-être que dañoo nekk dans une société boo xam ne il faut le savoir aussi que
ba léegi jigéen amul gëdd bu mu war a am ba léegi. maanaam si mooy si entreprise yi. certes am na ay avancement yoo xam ne ñu ngi koy def. macha allah nit ñu góorgóorlu mooy si entreprise yi si yenn yi pour góor am yenn poste yi moo gën a yomb wala pour ñu jox poste yenn góor yi parce que dañuy jàpp ne góor moo ko mën a def. moo gën a yomb wax ne jigéen ñi au retour ñoom bu ñu bëggee am dara lu ñu mën a sukkandiku lu ñu mën loo xam ne dañu mën a suturlu dañuy obligé dem si koo xam ne au moins na leen mën a jàppale te bu leen Samba ñëwee tey ne leen yow kat man dama laa bëgg def lii ñu xool situation Samba demeewul noonu mais ñoom peut-être que bëgg nañ Samba mais à côté benn coach tafaloo ñëw di leen man kat bëgg naa leen gis coach kat moom am na situation bu baax même si buñ ko bëggul sax dañ def tout ba bëgg ko ba pare tamit il faut savoir damay indiwaat benn proverbe bu Njaay boo xam ne tamit. dañuy suba jigéen du bëgg day miin bu nu wax loolu de. waaw je savais que tu allais venir par là. loolu la ñuy wax mais nag boo waxee ne jigéen du bëgg day miin. c'est ça c'est-à-dire ñaari expression yoo xam ne. ah oui excuse bu ngandeel la à ce que jigéen ñi maanaam bëgg nit c'est-à-dire wala mu topp nit pour intérêt. parce que day jàpp ne lu mu yàgg après dina ko bëgg. wala mu jàpp ne kii kat bu mu ànd ak moom dina mën a protéger. et aussi il faut savoir que suñu diine tamit. la religion n'interdit pas à ce que nga topp nit ndax intérêt. ku la mën a yor ku la mën a yor. waaw ku la mën a yor loolu diine ko wax. waaw il faut savoir que du coach nag du ma jël nag sama mbokk wala koo xam ne xam naa ko. wala jël sama rajo naa ko dama ci ko tekkiwul dara. dafa koo xam ne tamit parfois tam na ngay waaw góorgóorlu maanaam du ma ne ko amul sax mais ku góorgóorlu. effectivement góor day góorgóorlu deful benn effort quoi. ak góor day góorgóorlu. ku góorgóorlu mais ku góorgóorlu moom coach maanaam boo foog moom dama koy ànd ak soxna yi. voilà effectivement mu ngi noonu comme ni nga ko waxee rek man damay faral di wax ne aussi que ni tey xale yu góor yu bëri defe naa ñoom itam dañuy laal intérêt mooy wax nga ko sànq am na ñoo xamante ne dañuy wax ne du ñu génn ak ku ñuy wax cas social donc là on a risque benn problème la benn souci la mooy que ne même ñu góor yi sax xëy na bëggatuñ te yàlla rek tax pourquoi parce que ñu ngi xalaat xëy na nag système la c'est bien que ne yaa ngi xalaat si sa biir foyer mu am koo xamante ne au moins systématiquement dina la aider soo mu laalee fii mu laal fee soo jëlee fi mu jël fee mais où en est l'amour où en est les sentiments sincères où en est les sentiments naturels donc yooyu yëpp ay taxaw seetlu ay taxaw xalaat la mais damay ñëwaat leen ma rebondir parce que par là Seydina moi je me pose la question mooy par rapport ak waajur yi parce que léegi-léegi wax nga xam nga pression situation bi nga jël rek laa indi garab bu la sutul du la may ker comme on le dit mais nag parfois bu ñu fàtte ne am na kuy wax ne loo xaarul rek du la fa fekk xam nga tey boo xoolee Olof Njaay parfois day wax mais day attiwaat feneen quoi parce que loo xaarul du la fa fekk tey garab dëgg la certes bu la sutul du la may ker parce que nit bu la mënalul dara nag sincèrement islam sax moo ñuy wax ñun góor ñi buñ demee bay takk soxna nañ ko mënal. te garab day màgg sax. waaw garab day màgg macha allah et que dañ ko war a mënal pourquoi parce que nag sa soxna bu xasee bu jógee kër ndey bu jógee kër baay dafa jaadu yow nga lekkal ko nga naanal ko yow wax ne sax boo ko mënul jaadu na nga yeewi ko parce que y a des choses yoo xamante ne mooy minimum xëy na nag de nos jours bëri na ay góor yoo xamante ne xëy na dañoo xaw a yàccaaro côté boobu de trop mais par rapport à la relation balaa sax ñuy yegg si sëy yi boo xoolee les choses préliminaires waajur yi dañ si am benn part de responsabilité mooy li nga wax léegi ay influence day am pression day am parce que am na ay parents yoo xamante ne ñoo lay wax ne day gi sax sa far da lay seet si sax mère bi ñëw toog di xool lan la far bi di joxe lan la far bi di léegi lan la sa li ngi dem bay influencer par rapport ak lii et que beneen bi mooy sa doom day ñëw indi dara non sincèrement tu ne te poses même pas la question à savoir fan la ko amee pourquoi yaa ngi léegi jàpp na au moins mu ngi si situation léegi xëy na faram bi mënal na ko dara mais est-ce que Seydina faram boobu di ko jox bu dee fekkee du bëgg bu naturel parce que am na góor yoo xamante ne nag ñoo ngi financé mais saa waaye dañ leen di financé autrement de. waaw dëgg la lokki lay doon xam nga góor moom bu la joxee sax du mu ne góor yëpp nag mais la plupart du temps dañoo nekk jamono yoo xam ne man je le conseille dama koy souvent dama koy conseiller les jeunes filles. les jeunes filles. ma leen balaa ngaa terew ma ko ñaan góor nga ne ko man kat soxla bii mais na nekk koo xam ne wóolu nga ko xam na ni kii nii amul benn intention bu ñaaw si yow. mais nit xamoo ko xaw ma la wala boog ngeen nekk juste des amis nga commencé ko ñaan yéen. wala benn début relation wala benn début nga koy bu ko def c'est-à-dire amul dignité sa ngor toog parce que. ñu naan yàlla gën gu mu xam def si dara. gën gu mu xam def si dara léegi damay ñëw si côté parents yi nga wax
influence parentale il faut savoir que y a deux types d'influence yoo xam ne. suñu waajur yi dañ koy def si ñun. muy côté góor côté jigéen. parce que il faut que débat bi aussi ñu xam ne góor a koy lii góor a koy dund. jigéen ñi da koy dund waaw. ça deux influence moom mooy benn bi da ngay judd si famille boo xam ne amuñu. léegi yow yaa nekk soutien bi nga xam ne chaque jour da ngay dégg ne sa parent naan la yow si yow lañu yaakaar si yow lañu yaakaar si yow lañu yaakaar ñu nekk dans un pays boo xam ne tamit il faut savoir que am fi liggéey yombul. am fi yenn opportunité yi yombul. nekk jeune tekki yombul. c'est-à-dire c'est carrément lu ñu wan ne foofu dama koy wax souvent lu ñu wan si série télé yeeg lu ñu wan. c'est pas vrai c'est pas vrai. des jeunes de 25 ans am yor oto bu nekk directeur entreprise nekk c'est pas vrai bu amee c'est très rare même. c'est-à-dire loolu la ñuy wan pression yooyu yëpp nga koy gis. c'est-à-dire ses parents nga gis ses parents amuñu tey suba ñu taaba bu ñu ndékki lañ koy taaba añ ñu koy taaba reer mooy loolu da ngay waaru léegi nag yow il suffit que nga gis koo xam ne génn nga ci mbedd bi mu gis la bëgg la rek wala mu gis la nekk si yenn situation yi rek proposé la da nga koy nangu sax da ngay nangu génn ak moom da ngay nangu ànd ak moom si yenn yi boo amul ngor bu tuuti. boo amul ngor bu tuuti amoo yar boo xam ne xaw na dëgër tuuti. da ngay nangu ànd ak moom même parfois sax parents dañuy yar. ndaw si am yar bët dëgg am lu baax mais pression bi parfois pression mooy ëpp doole yar dañ naan seytaane dafa bëri doole parfois seytaane mën nañ la yar mais da lay. wala à l'entame de tes propos dama la dégg nga wax lu am solo yaa ngi wax ngor boo xamante ne waajur yi ñoo ko war a def mais tey est-ce que ngor la nit boo xamante ne da ngaa nekk di dund ak moom xam nga mbëggeel c'est pas que xam nga mosoo dégg nit bi di la gérer yar ñëw prime ne la kuy sa papa kuy sa yaay. ñëw prime am coup de foudre sentir dara ñëw naa la non ñaata xaalis nga am ñaata moo nekk sa compte banque c'est-à-dire mbëggeel ça doit être quelque chose bu naturel defe naa nit doo ko wax dama laa bëgg lu dul da nga am ay sentiment ci moom doo ko wax dama laa bëgg lu dul da nga kaay yëg maintenant comment se fait-il que nit bi nga xamante ne da ngeen nekk di dund te yàlla rek tax muy un amour sincère comme on le dit ku si nekk sentir leen de sa morom ngeen joxante seeni aval ba ngeen di dund mais bu fekkee da ngeen di dund si ñàkk da ngeen di dund si peut-être xëy na bañ a am wax nga ko sànq c'est bien pour góor yàlla yi que ne ñiy def benn effort bu ndaw pour wuti ji dafay baax mais tey xam nga wërsëgu jaam mu ngi si loxo suñu borom subhanahu wa taala day faral di wax ni sax nit man loo ma bañ loo ma ñàkk yéene na munoo wax ko li ma war a jot du ma ko am donc yàlla noppi na nit bi li mu war a jot da koy am à la kulli haal maintenant parfois nag am ñoo xamante ne par précipitation par la pression des parents xëy na dina tax yenn te sànq wax nga koy da nga ne waajur dafay am ngor xam nga tey suñu waajur yi buñ la doon wax ñoom xëy na fan lañ jaar ak suñu papa yi fan lañ jaar ak suñu yaay yi c'est-à-dire am na suñu si bëri ñoo xamante ne xëy na ba ñuy def seeni relation sax xawoon naa am yenn gàgg-gàgg yenn métti mais tey dund nañ ko ba yàlla may na si njaboot yu barkeel ba mën a dem. maintenant est-ce que dafa jaadu xëy na ak lu société mën a dem wax nga ko tout à l'heure mooy am na ñenn yoo xëy na par soutien familial la ñuy nekk mooy indi de telle sorte que ñooñee seen i waajur dañuy fexe xëy na ku góor ki muy takk soxna mu bañ doon koo xamante ne xëy na benn gaspillage lay doon mais de même que ku jigéen ki mu war a sëy ñu doon koo xamante ne tane na ko loo mooy mu mën a jàppale ay famille mais où en est l'amour xam nga man ba léegi c'est-à-dire sama souci mooy lu mbëggeel lalul Seydina dafa yomb à 80% mooy muy yàqu c'est-à-dire day doon benn passe-temps parce que la preuve bëri na ay relation yu ñu fi takk fii Sénégal yoo xamante ne dañuy dégg diw ak diw am nañ xaalis la preuve suñu essage rek dañuy tas parce que business lay doon xaalis nga koy toppee mais après loolu fay kon du mbëggeel moo ko laloon mooy mënatul mun am muñ te gis nga damay faral di wax leen ne boo dee seet relation boo ko dee seet booy jigéen boo tàmm di dundal di ko yàq maanaam di jël sa xaalis di ko këpp n'importe quel moment saa yu soxlaa da nga yombalal ko est-ce que xam nga kooku jour boo nekkee si tolof da lay bàyyi tu sais pourquoi day jàpp ne da nga kaa bañati defati et boo ko bañalatee defati day jàpp ne bëggatoo c'est-à-dire mënatul xool ne da ngaa ñàkk wala dara daa wàññi comme daa wàññi loo xam kon xëy na mbëggeel la moo wàññi parce que seen mbëggeel ngeen lal ci nañ def naa la defar est-ce que loolu bëgg te yàlla tex la. li nga wax noonu remarque bu pertinent la parce que il faut savoir que tamit nit boo ko yàgg defal di ko defal jege ka rek téye sa loxo tamit bu yàggee mu ne ah kii kat am na lu amoon ci man mu wàññeeku. mais à côté tamit il y a des femmes yoo xam ne da ngay gis ne ñoom da nga leen defal boo demee ba amatoo. c'est-à-dire nga waxtaan ak ñoom nañ comprendre ne kii nii amatul. mais parfois tamit si ku góor ki lay nekk boo defal nit di ko defal nit ba amatoo nga am borom ne ko ah man mii kat si lii ak lii laa nekkoon léegi amatuma. juste damay revenir un peu juste si pression familiale bi ma doon wax sànq. c'est-à-dire pression bi xam nga wax naa la am na benn pression boo xam ne influence ça da ngay juddu gis sa influence ñaar la da ngay juddu gis sa parent pauvre nga génn si biti gis koo xam ne mën na la jàppale.
mu jàppale la kooku mooy ñëw ça day dem ba day nekk mooy nekk soutien famille bi sax en quelque sorte nit kooku nekk soutien famille que ça muy ko góor gi wala koy jën gis nañ ko ay cas yu bëri yoo xam ne dina dem ba parfois day dem ba mujj si sëy bu barkeel parfois tamit mu dem ba mujj si ay torof yoo xam ne tamit bu dee waa ji au début am loolu intention bu rafet si kii bi. Deuxième cas bi moom mooy pression parents yi parfois sa parents yi teg pression. Il faut savoir que y a des parents yoo xam ne parfois tamit dañuy kii seen doom yi naan ko yow kat sa morom bi def nañu lii sa morom bi am nañ lii xanaa soo sa morom bi kumba def na lii. xanaa sa non aji am na lii nii. kii jëkkër bi romb naa ko kii c'est-à-dire loolu yëpp day dem ba yow da ngay tipp. nit tamit da ngay dem nit rek la. mais gisoo ne Seydina loolu tey jii moom moo jur trahison yu bëri parce que tey bëri na ay couple yoo xamante ne ndeysaan genre Koustapha yi la amuñu dërëm mën a nekk ak benn booy boo xamante ne di dund dund mbëggeel bu sincère nga jékki-jékki benn Seydina jóge fële am doole macha allah ñëw nangu xale bi après nga toogee trahison boobu noonu saa waaye naka la ko nit mën a dundee tamit. waaye exactement da ngay loolu noonu dëgg la dina am trahison yoo xam ne nit du ko mën a dund. mais nag il faut savoir que ni lépp ci état d'esprit la moo tax mooy wax nit ñi ça parfois dama koy conseiller ne il faut toujours être positif. ba pare nga jéem a créer benn état d'esprit boo xam ne yow da ngay am contrôle. c'est-à-dire contrôle nit day jàng contrôle ci lépp nag. ci lépp ak baax muy ko jigéen gi muy ko góor gi. te dañuy dem benn instant boo xam ne gis nga influence yooyu ñëpp nekk si société bi di poser aussi nit ñi à ce que ñiy topp nit ndax intérêt. da ngay dem ba yow da ngay ñaax sax da ngay xaw a sax ñaax fee si kanamu nit ñi. parce que di nga nit boo koy topp intérêt di ko topp intérêt ba mu dem ba xam ne kii intérêt la mu toppee da lay manipuler lu la neex def parce que nit ñi rek la da lay manipuler. léegi nag à côté gis nga tey ñooñu ngay toppee intérêt di nga dem benn instant di nga gis ku nga bëgg. nga bëgg retourner dem ci kooku mais dina métti ci yow xam pourquoi mu métti ci yow. parce que teraanga nga doon am fee nii aide financière nga doon am fee yi nga am fee. boo demee si koo xam ne yow bëgg nga ko amatoo ko bu yàggee sax yéen ñaar si relation bi neex na. moo tax parfois tamit il faut savoir société bi ñu nekk. tàmmal sa bopp lu baax. ok société bi ñu nekk ñoom ñooy teg pression c'est-à-dire le problème c'est pas les hommes mais système bi la société bi la. c'est-à-dire monde bi léegi moo dem à ce que léegi dañu ñu pousser à ce que ñu woon si télé yi. foog nga am xaalis. mais Olof Ndiaye moo ñu tooñ foog mu am xaalis. Olof Seydina dooguma la mais Olof Ndiaye moo ñu tooñ parce que moom mooy wax bu jamono di dox da ngay dox ànd ak moom nit ñi nag dañuy jaawle leen soo déggee ñu naan bu jamono di dox da ngay dox ànd ak ñoom c'est-à-dire xel mooy dox xel nag buy dox mooy chaque jour lu mën a am rek wax nga ko léegi-léegi tout à l'heure wax nga ne la personne il faut que tu sois positif et que man tey je me dis toujours que ne même boo précipité dama lay reetaan pourquoi je me dis que ne xëy na da ngaa xamul lan laa la yéene lan laa naan si yow xamoo yan mbëbët la am si yow donc si tu te précipites nga dem une autre chose je vais rester avec gis nga li gën a ëpp solo mooy nekkal ak ki la bëgg te yàlla rek tax parce que vous êtes appelé à être marié femme vous êtes appelé à avoir des enfants vous êtes appelé à ce que ngir parce que bu ñuy wax nag ànd sëy lañ si jublu parce que ñaari nit yoo gis ñuy ànd rek seen xol boo ko ubbee bu dee ànd bu dëggu la du lenn lu dul lu ñu bëgg lu dul mooy bés ñëw yàlla def alxeyre bi jub mu leer yaa na léegi fi mu toll nii c'est marié femme maintenant bu fekkee loolee te yéen ñaar ñu war a sëy war a am njaboot yéen ñaar ñu war a sëy war a am ñoo xamante ne tey si yéen la ñuy meññeeku si yéen la yéen seen i takk der ñoo xamante ne si yéen la ñu ngeen xoole pour mun a dëgg parce que mooy li may faral di wax ne doom certificat la boo xamante ne da koy réussir par rapport ak sëy parce que tey boo sëyee boo amee doom rek mooy comme si da nga amoon benn examen boo xam ne génne léegi diplôme bi nag moo ngi nii lu taxaw la lu palpable mais imagine Seydina bu fekkee yow kookoy ngay sëyal et que gis nga tey bëri na ay jigéen yuy mooy ji bëri na ay jigéen yoo xamante ne ñoo ngi seen biir sëy di génn di jox seen bopp leen li koy waral mooy soit dañooy précipité wu nekk koo xamante ne bëgguñu ko nekk koo xamante ne sentiruñ ko noonee sax la ñuy dellu parfois si seen fari di joxe waat seen bopp ñoo xamante ne dañoo dundaana léegi waa ji dootu si am lu muy ñàkk amatu si benn lii mooy que ne jàpp na ne ñun ñaar dañoo bëggante woon et que tey loolu mun na doon sentiment bu des mun na doon source li nga xamante ne xale bu jigéen bi xëy na ka mu nekkal bëgg ko mais parents yee ko forcé comme li nga wax sànq loolee day tax sax mu delluwaat ci ki nga xamante ne mooy far ba dafa joxe boppam te mooy judd na gis nga ka dara daganoon ki nga xamante ne tey la mu doon def dañ ci am tiyaaba tey mu ngi dellu ci loo xamante ne tey da ciy def bàkkaar te pourtant mën na yëg boppam ci kaw tiyaaba buy yokk mais gis nga tey day dem def ko ndax bàkkaar. waaw pour foofu moom pour xaw ko tëj gis dama naan gis nga li may wax rek il faut savoir que société bu nekk moom moo ñu xaw a tooñ si lu bëri te tamit nit moom mooy am contrôle li nga wax sànq gis nga nit da ngay muus
boo nekkee si milieu boo xam ne gis nga ne milieu boo xam ne dañuy dafa bëri influence dafa bëri concurrence dañu ko waxee au début bëri influence bëri concurrence il faut savoir que fii laay demee ak fii laay demee nekkul ne rek Olof Ndiaye dafa newul ne jamono dafa doon dox da nga war a dox ànd ak moom que ni yow buñ ne jamono lu muy demee rek noonu ngay demee c'est-à-dire lépp si xel la. effectivement tamit parce que il faut savoir que même au sein ça même que ce soit muy diine bi que soit ça lu mu war a dem. jamono lu muy dem lu muy gën a dox. ñoom dañuy gën a dox. effectivement c'est-à-dire léppay dox. mais dañu koy teg si xel. mais nag xam nañ ñoo dox ñu nag xam nañ ñoo dox dëgg dama koy wax xam nañ ñoo dox dëgg yi ñii nga xam ne gis ñu lu nekk seen kanam. waaw c'est-à-dire gis ñu lu ñu gis c'est-à-dire lu li nga xam ne moom la leen bëgg a wan. c'est-à-dire tey man ba la bëggee wan luxe. ma lay wan luxe dara wan xaalis ngay gis xaalis loolu da ngay gis. c'est-à-dire man daf lay jàppee dof. parce que si kaw luxe boobu ma lay wan si ginnaaw luxe bi. am na leneen lu ma làq loo xam ne. benn piège. loolu laa bëgg a wane benn piège. c'est-à-dire moo tax nit dafa doon di muus. gis nga ànd ak nit ndax intérêt dama ko tàmm di ko wax ma ne gis nga suñu borom dafa mel ni garab buy meññ gis nga bu nekkee boo ko saxalee xamoo lu muy juri. c'est-à-dire xamoo ndax dina màgg xamoo ndax dina du màgg xamoo fu muy yem. yow gëmal rek boo yeewoo arrosé teg dafa am benn dama fàtte xaw ma si Moutala la xaw ma ban xarit la exactement neen Touba dafa doon saxal ay garabu tàndarma. neen gars yi naa ko suñu fàll je ne sais pas dama fàtte exactement kan ñu ne neen taalibe ñëw naan ko suñu yow lii kat ngay saxal yow lii ñu duñ ko jëriñoo mu ne waaye ëllëg nit dina ko jëriñoo. c'est-à-dire amoon na benn vision futuristique boo xam ne tegoon na ko fa. boo xam ne vision futuristique boobu tegoon na ko fa gis na ne lii nii muy saxal jëmbal tey dina am intérêt pour ay nit ëllëg c'est-à-dire nit noonu nga war a esprit boobu nga war a def. effectivement boo nekkee ak nit tey nekk naa ak Moustapha peut-être que bëriwul doole. c'est-à-dire naa gis loo xam ne si Moustapha am na avenir parce que góor bu am jom moom Moustapha ni nga góor bu am jom jigéen bu am jom nangoo liggéey. yomb naa xàmmee. waaye tey ma yor sama alal bu bëri rek Moustapha ne la man lii laa bëgg nga ne waa acca nañ dem ñu nekk ci. di nga góor boobu waxoon la loolu jigéen boobu waxoon la loolu. dina dem benn instant. dina xam ne yow mii. boo takkee du baax si yow da lay fooyee rek. bu dina gis koo xam ne dina ko muñal. bu dem ci ko toog foofu. effectivement mu nekk tey benn thème boo xamante ne c'est complexe xëy na li ñu dese ci simili moo bëri tur et juste rek wax ne tey bëri na ay mbëggeel yoo xamante ne bu lalul dëggu rek mooy que ne am na góor yàlla yoo xamante ne dara ñoru leen lu dul sama je le dis parfois ñu gis ko ay kilifa la ñuy doon ay borom dërëm la ñuy doon dañuy dem xooli kenn xam lan la woddoo ba pare da leen di jaral sax ñu jël million mooy la ko mais buñ seeyoo benn 3 mois 4 mois c'est-à-dire comme si rek dañoo amoon envie nekk ak yow après jeex na alors que mbëggeel war a doon loo xamante ne lu sincère lu naturel li koy uur na nag du lenn lu dul xëy na yenn jigéen yu si bëri mooy dañoo jàpp ne alal mooy sëy yenn jigéen yu bëri dañoo jàpp ne am mooy sëy ñeneen jigéen yu bëri dañuy wax ne soo amul boo mënul yore war ñu mën a dund ak yow et que damay faral doon ne nit bu ne am na wërsëgam bëri na tey ñoo xamante ne war nañ leen bàyyi nañ leen waaye am nañu ko rëccuwaat pourquoi mooy di nga bàyyi benn Seydina boo xamante ne xëy na ba nga koy xam yorul dara nga xool ne xëy na tardement la wala yàgg ngeen yee ñaante wundul la jurul lenn loo xamante ne tey si sa dund xëy na amaana mën na doon yokkate waaye Seydina boobu ngay dox ëllëg si biir moroom mu laa ko parce que allahu alam li nit di xam suba yàlla rek moo ko xam day jaadu parfois baax na trop ay nit bu ñuy ànd te yàlla rek tax baax na trop ay nit bu ñuy ànd ndax sincérité baax na trop bu fekkee mbëggeel rek moo tax mooy wax nit ñi bu ñuy bëggante te yàlla rek tax te gis nga lii baatu yàlla rek tax yàlla moom ku ko boole ci yëf dénk ko ab yëpp diisoo ko ab yëpp mooy teel yëf yi boppam te yàlla du teel kenn dara muy rotu alors encore une fois comme l'a si bien dit Seydina il est vraiment temps même si le monde change et que nous on doit changer il faut qu'on change avec la conscience il faut qu'on change positivement il faut qu'on change d'une manière boo xamante ne nit bi du la gis ba yab la nit bi du la gis ba jël parce que li jara daw mooy war te ñii war yàlla moo ko wax ñooñu laa yadxuluuna jannat mooy ñooñu duñu mus a dugg àjjana te yàlla nañ ci yàlla musal baax na trop bu ñuy bëgg te yàlla rek tax te ñu xam ne it mbëggeel du lu ñuy caaxaane lu nekk si biir xol la lu naturel la loo xam
dal la waay bu ñu dematee bay bëggante rek na doon te yàlla yu tax Seydina dafa mel ni ñu ngi si capaan li nga xamante ne mooy suñu émission li ñuy dese ci simili bëriwul comme ni nga koy far defee rek saa su ne mbégte lay doon saa su ne ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan à travers 5 TV ci seen émission li xew tey et que ñu ngi jot message yi ñu ngi jot encouragement yi ñu ngi jot félicitations yi ñu ngi jot sincèrement support bi ngeen di def ci par rapport ak li nga xamante ne mooy seen émission li xew tey ma koy di àndal saa su ne rek ak mon ami mon frère l'infatigable le grand analyste voilà donc Seydina mbégte lay doon di partager plateau saa su ne alors Seydina lan mooy doon sa kàddu mujj tey. waaw comme ni nga ko waxee rek Moussa Ba ñi gërëm ñi nga xam ne tey ñi supporté dañu poussé parce que nit tamit loolu la am nga nit moom bu nekkee ci lu baax ba mu ko yàgg di wax ñu daa am expression yoo xam ne dafay baax nit di ko wax loolu muy tëb waaw muy sa xarit wala muy sa mbokk wala muy sa ak ku mu mën a doon naan ko li nga nekk nii kat baax na dafa nii ak nii ak nii naan ko yow kat jàmbaar la góorgóorlu ko naan ko macha allah c'est-à-dire expression yoo xam ne dafay baax di booster nit à ce que mu aille de l'avant et di remercier ñëpp ñu doon si si émission bi di jégalu aussi bu dee dañ fi wax loo xam ne dëgg na ne suñu njuumte rek la ba pare lépp lu fi jub nga xam ne suñu borom moo ko waral te di ñaanal ñëpp aussi di ñaan aussi ngeen ñaanal ñu yàlla def jàmm yàgg fii yàgg ci réew mi defal ñu xéwal bu bëri nag def poche yi xaalis tamit waaw yàlla def poche yi xaalis bu lew boo xam ne waaw dina baax su ñun. alors mu ngooga mu nekkoon seen émission li xew tey alors tey du ma tëjee lenn rek lu dul jox benn happy birthday bu rëy ki nga xamante ne mooy Fatima Diarra Mbodj fële ci PAA doon mon amour ma bien aimé voilà ki nga xamante ne tey sama lonkoolo di ko wax nag ngir yàlla rek bu may seytaanee di dugg suñu diggante quoi am na ñoo xamante ne yàqalaate rek moo leen neex mais garaaw bu mu leen bàyyi xel yaa na yàlla sàmm yaa na yàlla mottali yaa na yàlla kàttana voilà donc chaque jour rek comme ni ñu koy faral di defee suñu sponsor leader muy Samy Shop nga xamante ne chaque jour soit montre la wala yëre la wala dara loo xamante ni rek ñu koy faral di jox bu ñuy def suñu émission noonu it lañ koy sante gërëm ko di sant Sénégalais yëpp di gërëm Sénégalais yëpp di wax ne yàlla na jàmm yàgg Sénégal et que di tëjee rek fi Seydina waxee tout à l'heure day baax parfois bu nit ñi di def dara ñu leen di encourager mais man comme je le dis rek quand tu es dans le bon chemin qu'on t'encourage ou pas l'essentiel c'est que reste là où tu es reste positif parce que nit bu ne positivité ngay ñaan kuy def lu baax même bu ko kenn waxul bu ko ñaar waxul yàlla dina la jégleel junni yoo xamante ne dinañ ko wax te buñ ko waxee di nga sagoo comme ñoom niñ lay sagoo di la tiitaroo li bon rek mooy def loo xamante ne safaan la teg loo xamante ne safaan la ndax am na kenn koo xamante ne fa mu toog du xaar lenn lu dul ana lan ngay def lu bon ba mu mun a toog yaatal ko ana lan ngay def lu bon ba mu mun a jël sàll ndax ki nga xamante ne ci lu baax ngay nekk mu lay waxal lu bon jour bu la gisee lu bon dina ko yaatal waaye yal na yàlla yàgg sàmm yal na yàlla yàgg kattanal yal nañu yàlla dooleel bi jaay Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors noonu it la ñuy jàll rek jox benn big up bu nga ne à notre caméraman Léo di ko wax ne mbégte lay doon saa su ne nekk en face de lui c'est un jeune xale bu ndaw tey loolu mooy li nga xamante ne boobu solo par rapport ak fii di 5 TV y a que des jeunes ay boy yu ndaw tout temps mais tey xarañ ci li ñuy def noonu jox Dada suñu nuyoo mu jox ko personnel bi yëpp di wax ne Issa alors on te fait un gros coucou mention spéciale à toi voilà donc c'était 5 TV la télévision digitale et numérique du pays voilà donc di wax ne mbégte lay doon saa su ne di ñëw ak si yéen ci li nga xamante ne mooy li xew tey et on se donne rendez-vous à très bientôt Inch'Allah merci